bisimilahi rahmaani rahim jërë ngeen jëf yéen waa seen kàddu ci seet bi ngeen ma seet si tey pour wax bëgg ma waxtaan ci mbirum mbalit mi bala ma def de maa ngi nuyu sénégalais yëpp ak mboolem rek koo xam yaa ngi ci réew mi di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan yàlla nañ ko tàmm leen ko ak jàmm yéen ko àggale ak jàmm yàlla may nu kartan buñ ko mën a woore boore yu mat sëkk te yàlla jéggal nu bàkkaar yi nangu suñ jaamu yàlla te sàmmun sàmm njaboot gi bi loolu wéy comme ni ngeen ko waxee nag mbirum mbalit mi dafa nekk mbir moo xam mu xaw a doy waar ci Sénégal la yàlla dogal ñun nag ñu di ay concessionnaire nekk ay sénégalais maam ñuy collaborer ak état ci liggéeyu mbalit mi booba nag ban ko commencé def yàgg na avant tout dama leen defal benn historique bu ndaw rek boo xam ni ngeen wone ngeen xam ni ñun yàgg nañ ci mbalit te am na lu ñu ci xam parce que mën naa ni depuis bin tasee SOADIP créé en 1985 lañ ko tas le même jour ñu créé la SIAS SIAS moom dem ba en 1995 moom ñu tas ko ndax ay difficulté loolu mu amee ba léegi concessionnaire ñun sénégalais yi ñu daal di jóg takku nag état ni ñu ngeen ñëw ñu jàpp ci fekk boobu man mi vraiment man liggéey naa ci SOADIP 83 laa dugg ci nettoiement ba fii ma toog kon ça fait plus de 30 ans maa ngi ci nettoiement loolu bi mu amee ñun sénégalais yi ñu ñëw ci mbalit mi bi ñu ñëw boobu ba léegi nag ñu ngi def li nu man mais yàlla dogal nag en premier depuis 95 mën naa ko ba 2006 ñun daanaka mbalit mi ay sous-traitants rek lañ ci doon jox parce que bi SOADIP demee SIAS dem seen état bi ci boppam dafa daal jël décision di woo ay étranger maam jël na fi ay sociétés yoo xam ni ñu ngi dëkk ci sous région bi Côte d'Ivoire am na yu ma ci xam yu fi nekkan jël na fi ay sociétés yoo xam ne ay européens lañu mën naa cee lim AMA mën naa cee lim Veolia mën naa ci lim ñoo ñëpp après bi ñu demee ba nga xam ne ñoom it dem nañu ba am ay difficultés commençant ci AMA fekk boobu AMA bi mu ñëwee tamit boobu fekk na moom amuloon matériel 2-3 personnes la fi indi même les techniciens sax fii la leen jëlee Sénégal bi ñu ñëwee ñu sous-traité noonu bi ñu sous-traité fekk état avant AMA di ñëw état da doon def ak ñun ci structure bu ñuy wax APRODAC lañ doon liggéey PRODAC la ba après ñu mujj ko transféré ko APRODAC ba mujj ñëw ci APROSEN ba léegi ñu dem ba collectivités locales yi nga xam ñoo nekk ci Dakar tamit créé seen benn organisation ñu koy wax CADACAR nga xam ne les 4 départements à l'époque yi nekk Sénégal moom moo leen coiffé ñu liggéey ak ñoo ñëpp bu ko defee koo xam ni kii structure boo xam jox na la état jox na la mbalit nag maanaam nation ñun ñun dañuy collaborer parce que ñun ñu yore mbir mi ci AMA tamit malheur bi mooy bin demee sax ba nga xam ni ñu ngi liggéey état avant AMA booba état ñu ngi doon fay la tonne à 8000 francs bi AMA ñëwee ñu jox ko mbel mu sous-traité la tonne à 4000 francs xam nga loolu nekk loo xam ne mais nag teewul ñun ñu sommes des patriotes ñu kon di liggéey ñu dem ba am ay difficulté tas bi mu defee loolu état nag daal nuy woo directement di collaborer directement ak les nationaux depuis 2006 boobu ba léegi ñu ngi fi ku fi mën a ñëw it en commencé à Procen à Prodac CADACAR ba fi ne ñu ngi ci UGG état ñun lay liggéeyal mais nag liggéey bi tamit mën naa ni ca commencement ba ñun ay sapeur pompier rek la ñu bu demee ba ay difficulté ñu woolu mais depuis 2006 ñu ngi liggéey ak état ci directement ñun ak moom mais ba tey rek manque de considération bi am na ci parce que kóolute gi parce que mën naa ni li ñu war a lié dëgg muy ay contrat ak yooyu daanaka mësuñu ko am loolu nekk loo xam benn yoon lañ ko mas a amee benn contrat en 2006 mais contrat boobu te bi mu ñëwee tamit taxul woon mu leer trop wante teewul ñun ñu ngi ci mbalit mi rek ci mbalit mi ku ne xam na ni nag depuis avant booba mën naa ni depuis 2015 ba léegi nag am coow li bari na mais nag nam daan mel ay tas d'ordures yu nekk fu ne loolu wàññeeku na ci gestion bu bees bi nga xam ne UG moom la ñu ko la ak le coordonnateur monsieur Ndaw boobu ba léegi vraiment gis na ni affaire bi wàññeeku na loolu dama leen doon gàttalal foofu rek loo xam ni ñun ñu sommes des professionnels koo xam def nga ci mbalit lu plus de 25 ans ñi ci gën a tuutle ñi ci romb nañ 30 ans kooku am nañ ci expérience moo tax toujours da naan état nan nu óolu
óolu nationaux yi parce que ñu laajunu 1 franc état même matériel bi ñuy liggéey muy oto yi muy yeneen matériel yi lépp ñun ñoo koy débrouiller seen ba amul benn subvention ci état amul dara ci mais nag comme que moom léegi ñun ñuy jox ñun itam ñu jéem a góorgu def li nu man ba indi matériel bu doy di collecter di yóbbu mbëbës def tout ak difficulté yi ñu war a àndal yëpp bi loolu amee nag ci gàttal foofu vraiment ñu en 2018 ban déggee ba le président daal Macky Sall woote joxe ci comité comment dirais-je conseil des ministres daa dafay jël benn décision wane ni mbooleem ku yëngu ci acteur gestion des ordures ménagères joxe ay instructions yu doy ni leen ak ñooñu nan def concertation bu yaatu ku ci bokk rek ñu boole la ci pour ñu trouver ay solutions pour vraiment mbalitum Sénégal ñu teg ko ci yoon nga xam ne gestion bi dina tegu ci yoon boobu ñu dana jëlee devant ba conseil des ministres defee seen déclaration ba génnee seen communiqué ci ginnaaw suba rek danoo woote ñun conseil dana daal di woote benn séminaire ci benn hôtel de la place ban ko defee yendu fa def suñu résolution di xaar nag pour jours yi ñëw mais foofu te malheureusement boobu ba léegi gis nu benn woote boo xam ni concertation boo xam ni acteurs yi nga xam ñoo yëngu ci détooma woote na ñu bàyyi noonu ñun tamit ñu téye suñuy document mais la ko jiitu tamit pour gën a la yombala xamal état ne ñun xam dara ci ba pare danoo bëgg a liggéey bëgg a moderniser en 2009 tamit danoo jëleen suñu volonté bopp suñuy position bopp daal di def benn woote daal di organiser wu def suñuy proposition def benn projet boo xam ne vraiment projet bi boo ko xoolee 200 pages la ñu ni mbalit bi la gestion des ordures ménagères ñu war koo moderniser ak yeneen ci war yëpp ñu defar ko ban ko defaree li commencé ci balayage collecte ba transfert yóbbu mbëbës ba comment dire moderniser lépp ba exploitation ba génn ci yeneen ak aussi ñu ni faaw ñu mbëbës faaw ñu defaraat ko mu moderne aussi tamit ñu ni faaw ñu am yeneen décharge yoo xam ne yu bees yu ñu defar au niveau national nga xam vraiment day ay décharge yu contrôlé nga xam ni triage ak yëpp ci décharge yi secondaire ci lañ koy def loolu mu nekk loo xam ni ban ko defee ba pare ñu xool defar budget bi biñ defee ci gàttal bi nga ko defee maanaam mbalit mi nga xam ne dañ koy war a régler ci Dakar dina générer chaque année 40 milliards yoo xam ni vraiment ci coojërégte maanaam dërëmu état di ci nekk bu ko defee li nga xam ne mbalit di amoon na mbalit di génne boobaa ci ni mu koy exploité ni mu koy jaay ak yeneen booba dina dem ba état waxuma sax mu génnewaat xaalis mais état sax day am ci mbalit bi bénéfice ñi koy liggéey am ci état da ci amal parce que xam nga 40 milliards ku ko mën a génne ci par an te budget bi fi mu ne même pas 15 milliards mëtu ko kooku vraiment nekk na loo xam ne ñu proposé en 2009 loolu mais nag document ba ñu ko defee tamit booba Kadakar la ñuy collaborer ñu jox ko direction Kadakar ministère yi mu am ñu ko ci envoyé mais malheureusement ba demee di dossiers yi ba léegi xamuñu fu ne kenn mësu na tontu ci dara loolu tamit vraiment nekk na retard boo xam ne bii bu am solo te ñun danoo dem ba ni état ñun laa ñu leen dërëm bu ñu demee matériel bi tout suñuy partenaire la ñu am ñun ñoo koy indil suñu bopp laa ñu état dara. Bi loolu wéet wax naa ko léegi bi nga xamee ni président wax na la ma wax léegi en 2018 ñu def le séminaire ñu def ko tout cela ren jii tamit ñu dégg bërki démb vraiment. président bi jël mesure yoo xam ni vraiment yu encourageant la parce que bu ne 0 ordure ci biir Sénégal ñun fekk ñu kontaan ci encore kontaan ci trop danoo kii rek ca ëllëg sa ñu woote assemblée générale tous les concernés teew fa ñun tam ñu waxtaan ci loolu ban ci waxtaanee ñu da génne communiqué rajo ak tout ça wax war na ñun adhéré nañ ci loolu ba pare nous sommes prêts pour collaborer ak le gouvernement du Sénégal pour loolu vraiment ñu mën ko réaliser loolu ñu dem communiqué ba mu génnee par bërka démb maanaam le ministre de l' environnement monsieur Fafana recevoir nu ba invité nu fa ñu dem toog waxtaan am def nañ fa 17h ba 19h fa loonu fekk ba ndogu fa loonu fekk vraiment moom itamit ñu ngi koy gërëm ci loolu parce que yàgg na fi nag mais lim def ak ñun nag am benn ministre bu yore mbalit mi boo xam ne bi mas na koo def ak ñun kooku tamit faaw ñu waxante li nga xam ne moo am loolu mi am na ñu waxtaan lu bari wax na exposé na moom li nga xam ni moom la ko président sant ak li nga xam moom la ak fi mu ne fi mu toll nii parce que xamal nañu ni fi mu ne vraiment mi ngi def ay investissement yoo ay ci biir Sénégal di wër vraiment dem ci quartier yi di leen sensibiliser
di leen organiser pour vraiment mbalit mi vraiment ñu fexe ko ci génne def ay journée d'investissement yoo xam ne lu ci nekk mi ngi koy def te loolu ñu ngi koy suivre aussi mu wax na ko ni moom léegi nag daa bëgg acteurs yëpp it surtout ñun ñu gën ci impliqué te ñu fekk si ko ci loolu ñu ni ko c'est bon loolu vraiment ñun boo ci woo dañ ciy gën a sawar maam doon nañ xaw a jaaxle parce que bi nga commencé woowunu mais nii nga def nag moo nu gën a toog waxtaan ak ñun laaj ñu wax la vraiment yow tam ñu xam li nga xam moom la waxtaan yu daal vraiment neexan na bi mu paree tamit man mi nga xam may porte-parole exposé naa ko comme lii ma ak leneen loo xam ne li wax na ko ak fin jaar ci mbalit ak li nga xam ñun moom la ñu bëgg ñun ñëpp ñu d'accord ci mais li nga xam ne moo am solo ci mbalitum Sénégal faw ñu moderniser ko nag def ni àddina bi parce que Sénégal mbalitam dafa nekk mbalit moo xam ne bii du Sénégal rek ñooy yore mbalit ñooy indi mbalit Sénégal européens yi daanaka mën nañ seen mbalit fii ci Sénégal lay ñëw parce que da ngay gis des conteneurs c'est des conteneurs ñëw fii di indi fi loo xam ne kenn xamul lu mu doon bu boobaa buñ ko defee nag ba pare lan cay jaay lu tuuti la li ci des day nekkat ci réew mi jaxasoo moo tax mbalitum Europe moo ëpp sax fii moo gën a bari mbalitum Sénégal mais ça c'est grave xam nga lu dafa nekk loo xam ne li lu naqaree contrôler la lu naqaree contrôler parce que ñun mbalit mi nga xam ne moom la ménage yi produire rek ak usines yi fi nekk yi ñuy produire doy nañu sëkk parce que nag mbalitum Sénégal daa wuute ak mbalit yeneen yi parce que Sénégal mbalit dafa jaxasoo parce que kenn du ko trier daanaka boo xoolee lépp a ngi ci am na dañuy jaxase garawa jaxase ordure jaxase perméable lépp ñu jaxase ko loolu lépp nag ñun xalaat nañ ci loo xam ne lii dañ ko war di trier def ko comme tout le monde ñu xamal ministre bi ni ko loolu lépp li koy gën faaw na li ci jiitu mooy sensibilisation parce que na ma yàlla baal ci ñi ma ko war a nag Sénégalais danoo xaw a dëgër bopp une forte sensibilisation faaw ñu def ko dugg ñu xamal leen nag lan mooy mbalit lan mooy njariñ la lan mooy wàññil la buñ ko fa jëlee lan la fiy jariñ buñ ko exploité lan lay jariñ ak yeneen bu ngeen ko bàyyi si kër yi toppatu wu leen ko lan lay wàññi. xam nga Sénégal rek ngay gis nit dugg ci oto nekk ci biir oto bi yor banaanaam wala gerteem wala daal di lekk banaan wala yëy gerte ga fab lépp daal di sànni ca oto ba sànni ci tali bi wala nga gis koo xam day yor pëlu mbaleetam ñëw ba ci mbedd bi rek mu sotti mais xam nga yooyu yëpp am na ñoo xam ni xamuñu peut-être am na ñoo xam ne peut-être xañ na ñoom dañuy daal fii daal dara du la ci fekk mais loolu nag moo war a jeex pour ñu mën a gérer mbalit mi gestion bu rafet bu leer nga xam ni Sénégal zéro ordure lay doon d'abord la sensibilisation ak rigueur boo xam ne vraiment nit ñi nag dees na leen ni nii moo war a am nii leen war a gérer teg leen ci man nag ça demande des moyens aussi parce que loolu tamit boo ko defee boo sensibiliser tamit ménage yi tamit population bi faaw nga dimbali leen ci dara boo ko ne di nga leen won nan la ñuy garder mbalit boo sensibiliser di nga leen won nan la ñuy garder mbalit seen i kër di nga leen won ban comportement la war a am ak mbalit di nga leen won bu paree ci ban façon comment dire récipient ban façon ndab lañ ko war a def ci lañ ko war a denc boo ko dencee ba pare fan nga ko war a teg ci sa kër boo ko génne ban heure nga ko war a génne nan nga ko war a génnee ak nan nga ko war a sottee ci oto bi ak nan nga ko war a joxe ñi nga xam ñooy collecté yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lii dañ koo war a jàngal Sénégal sensibiliser jàngal leen loolu parce que loolu mooy tax mbalit mën fay jógee nee naa tey bu ñu doon wàccee des milliers de camions de benn tasseuse wala bu mu mën di doon lu moderne te nit ñi ànduñu ci du mën a sotti faaw nit ñi ànd ci ànd bi nag ñu xamal leen mbalit sensibiliser xam leen comportement ñu war a yor seen diggante ak mbalit ak seen diggante dëkk bi te aussi nit daa ameel mbokkum dëkkam ak xam nga yor mbalit sànni ci tali bi def lii yor sa banaana sànni ci tali bi nit joggi sax damm wala leneen yooyu yëpp mën naa am te loolu lépp nekk na loo xam ni xaj na peut-être du seen ak bon du seen ak iñaan mais ñàkk a xam élément danger yi nga xam ne maanaam moo nekk ci loolu la vraiment wax nañ ko fa ministre bi tamit après vraiment kontaan nañu ñun tamit gërëm nañ ko nag ci woo bi mu nu woo gërëm nañ ko aussi ci taxawaay bu mu commencé di ko taxaw xale la wax naa ko xale la mais nag gis na ni lii bëgg ci continuer vraiment dina joxe participation ci développement réew mi tamit initiative bi nga xam moom le président jëli tamit du dara mais dañ ko ciy encouragé jàpp ci nag parce que ñun mbalit loolu mooy suñu métier ci la suñu teraanga ne kon nag ku koy defar rek dañuy ànd ak jàpp ci bu baax a baax ngir ñu réussir loola xam leen ni ñun dañoo organiser wu ñuy lancer appel nag l'État le gouvernement du Sénégal xam ne les nationaux les conseils taxaw nañu
pour vraiment li nga xam mooy seen métier ñu joxe seen participation te bu nu wóolu waxuma la mais buñ ko defee 1 an collaborer ni leen li ngeen dox seen projet mi ngi nii li ngeen def xaal leen ñu toog ensemble comme ni ko ministre waxee neen toog ensemble étudier ko li ci war ñu def ko li ngeen mën ñu def ko ñu xool lu ngeen mënu ngeen wuti ko vraiment loolu nekk la loo xam ne yi bu boobaa den xam nag Sénégalais yi ban man lan am ak ban pexe lan am vraiment pour vraiment joxe seen participation ci fi ne mooy secteur mbalit bu leen fàttali ni aussi nettoiement nag du ni ay nit ñi rek ñoo xam ne dañoo ñëw nii rek di dañ koo jàng xam ko des techniciens ñu am xam-xam ci mbalit ñoo xam ne dañuy jógee fii ñu leen di yóbbu ci yeneen réew sax ñu leen di xoolee seen mbalit mi suñ biir moo tax ñun itam lii ñuy wax ñu am ci fit bu baax nag depuis 2006 ba léegi ñu ngi koy wax di ko wax xanaa ni buy wax dara sax war nga koo seet ba xam ni ko yow lii ngay wax kaay ma jox la nga xool la ba xam. actuellement fii état bi lu mu mën di def fi mu ne nii te boolewuñ ci néew ma du sotti de mais dina yeex te aussi li am yaakaar nañ ni den ci war parce que nag ministre bi lim nu wax kera dégg nañ ko te mës na koo dégg nag ci benn ministre nee na mu ubbeeku na pour ñu toog waxtaan seet ensemble nu ñuy organiser parce que président loolu la wax te moom tam loolu la wax leen acteurs yi comme que ñun xam nañ ñun ñooy principaux acteurs ci mbalit yaakaar naa ni dinañ ko def loolu de buñ ko defee benn délai laa leen may nan ko def 1 an ak nu ñu ko bëggee nan la ko waxee 1 an ñu seet nu ba xam parce que nee nañ ñun laajuñu état dërëm mais nan nu jox assurance yi booy suñ projet nan ko xool ñoom nan toog ensemble ñu teg ko ñu exposé ñu xool li leen cee xam lu ñu ca bala dolli ñu dolli ko lu ñu ca war a wàññi ko bu fekkee loolu neexu leen ba pare ne acca mi ngi nii bu boobaa waxuma la fii mais waxuma la Afrique mais Europe nanu tenir seen mbalit boo demee France wala Italie wala même wala Chine wala feneen boo demee nan tenir seen mbalit den ko def parce que ñun suñ projet yi ba ñu koy def tooguñu fii rek Sénégal de techniciens yi dañ leen jox ay moyens ñu dem à l'étranger xool yi gis dellusiwaat ak li nu am mais nag loolu boo ko jëlee ñooñu dañoo am seen i seen i réalité ñu tam ñu am seen loolu lañu jël ñu adapté ko ak suñuy réalité def ko projet moo tax ñu ni faw ñu moderniser mbëbës moderniser mooy defar ko ba mu jéemoog jamono mais mbalit sax nga toog sotti mbalit romb tali xool angaaru mbalit mais loolu dafa war a jeex loolu vraiment àddina loolu war na ko parce que mi ngi mel ni rek loolu mi ngi mel ni fi mu ne internet baa ngi fi portable bi sax da ngay def sa nga jékki-jékki rek di envoyé able wala dara ñu naan léegi waaw andil ma télégramme damay télégramme di wala damay telex di mais c'est dépassé mbalit nag boo ko bàyyee mu nekk en ciel ouvert comme ça nit ñi di ko romb mais loolu dafa nekk loo xam danger am na danger d'accord ci côté yëpp am na danger ci wér-gu-yaram am na danger ci lépp ba pare aussi ma fàttali ni mbalit la gestion des ordures ménagères li commencé ca balayage ba ca côté ba ca transfert ba dafa am lu rëy lu muy jouer ci santé publique parce que premier santé publique mooy gérance yu ordures ménagères parce que loolu dafa mel ni aussi autorités yi xamuñu ko parce que dafa am lu am solo lu muy def ci wér-gu-yaramu doomu aadama mbalit aussi mu deñ fi tamit set ñu teg ko ci yoon dafa am loo xam da koy def maam li ñuy wax comment li ñuy wax ci mbirum jokkalante ak doomu aadama maanaam sa environnement doomu aadama ak dundam collaboration ñoom seen biir mais loolu da ci jouer rôle bu mat sëkk parce que tamit wolof njaay na ni won ma fa nga ne ma wax la nga doon c'est ça koo xam ne da ngay dëkk ci mbalit mais boo sàngul sa esprit dina mas a nekk esprit mbalit c'est dangereux ku nekk set nekk ci environnement bu baax sa bakkan sax néew mën naa yokk ak dund de néew mën naa yokk ay at de mais mën naa neexalug dund moo tax gestion des ordures ménagères dañ koy jox ñu ko xam bëgg ko attan ci loolu nga xam dërëm képp yóbbu leen dañ cey soxla dërëm mais nag dañ di ay patriote
bëgg cee boole tamit def ci ak jaamu yàlla parce que génn mbalit ci réew mi daa bokk ci ak jaamu yàlla loolu daal laa doon wax ni loolu daal vraiment état moom pour bu doon man ni ma ko gisee pour mu intégrer seen biir ñu ànd ci liggéey bi pleinement jox na confiance obligation la ci moom mais un concessionnaire nu muy defi fraude parce que premièrement kenn ku ne zone ba la affecté bokkul ak zone moroom dañ koo découper Dakar ak Sénégal dañ ko découper par zone ci biir zone bi dañ ko def ay circuit bii oto yi daw ci circuit bi du daw ci circuit bee lu ñu bokk benn entreprise xanaa kee am problème kee dem ñu affecté fa ko comme appoint te bu dawee ci circuit oto bu dawee ci circuit bi bala moo dem day am digal d'abord chauffeur bu dugg ña koy jox mooy UGC nga xam mooy gérer moo naan oto bi na daw ci circuit tel bu chargé ba pare bala moo dem tuuri mbëbës das koy jox bon de sortie bon boo xam ne UGC moo koy signé mu dem kii chargé na jaar na ca fa mu war a jaar jox ko bon mu dem sotti ji ba bu demee yéeg ci pont bascule day jox bon ba foofu ñu peser ko pont bascule UGC moo koy gérer agent UGC ñoo fa nekk état buñ ko peser ñu jox ko benn ticket mu dem tuuri fa muy tuuri ticket boobu da ko fay bàyyi bi ko pont bascule bi jox bu ko fa bàyyee ñu jox ko benn mu ñëw dëppaat yéegaat ci pont bascule ñu génne taar bi pont bascule bi peser taar bi xam nga ba muy dem maanaam en vrac la dema woon maanaam génnewuloon taar bi mais bu ñëwee loola ñu kii nag ñu dénn ci taar bi daal di koy bindal benn ticket bi da koy informatiser du ticket boo xam da ngay kii nee rek de maanaam da ngay informatiser ticket bi léegi bu ko defee ticket bi mooy génn ñu génne taar ba génne net bi daal di ba pare ci UGC ñoo fa nekk ñoo ko signé jox la ko te double lay doon ñoom am nañ ca benn yow am nga ci benn boo ñëwee sa kër war a def comment dirais-je war a def sa facture ticket boobee ngay def ngay jël non ticket nu mu toll ticket bu ne da ngay am numéro da ngay am numéro poids baa nga ca taar baa nga sa heure ba nga entré ba nga dugg mbëbës ma nga ca heure ba ngay génn ma nga ca te ni nga ko amee noonu la ko UGC amee boo defee sa facture ba pare yëmunu coow ci rek da ngay jëlaat sa facture ak say ticket delluwaat ba direction UGC kooku moom yoonam nekku ci pont bascule direction ba la service de la comptabilité nga dem ñu génnewaat seen i ticket ñoo xam façon bi ak seen i kii contrôlé waat ba nga d'accord ni facture bi baax na lépp tombé na ñu doon la accordé bind accord nga teg ñoom ñu doon ko réceptionné boo ëllëgee bu lay fay coono la lay fay mais foofu fur nu muy amee mais ça c'est grave moo tax nit buy wax day wax lu mu xam nit bala moo wax dara bu lay journal buy bind bala moo bind day laaj ba xam bu fekkee kii wax na ko da dem ca kan ko jiñ laaj ko ba xam est-ce que nii la moom tam mu jox ko version mais wala nit ñi commenté bu ñuy commenté nan commenté lu ñu xam fii benn possibilité sàcc bu mu mën a am néew ma nag fraude amul mais bu fraude amee dañ ko seet feneen mais buñ ko xool ci concessionnaire yi loolu laay tontu coocu waaw jërëjëf kon maa ngi leen sant di leen gërëm di leen santaat baax seen teewaay vraiment bëgg naa ci yéen maa ngi leen di ñaanal tamit nag ni ngeen def ngeen sax ci yéen waa seen kàddu maa ngi leen di suivre bu baax a baax Sénégal yi tam ñu ngi leen si jërë ngeen jëf ba beneen yoon